jërëjëf Mohamed Kandji ñu ngi leen nuyu ku nekk turam ak santam di doon mbégte tey di dalal suñu studio fii Badou Ndao tuddee ko le médiateur Badou Ndao nekk maanaam kii gestu bu baax a baax doxalinu société sénégalaise génne téere yu bëree bëri bu mujjee génn mi ngi tudd le héros sans médaille di wax moom ancien douanier la ancien administrateur la xam société bi di voyager Sénégal créé mouvement bu tudd moi yeewu leen Badou ñu ngi lay nuyu di la dalal suñu studio Badou lan moo tax ngay wër Sénégal ngay dem di seet nit ñi di wax ak ñoom ci gox-goxaan yi li waral loolu. waaw bonjour Alassane maa ngi lay nuyu di nuyu Sénégal yëpp di nuyu suma famille ak vraiment kontaan ci invitation bi donc voilà li tax man nag j'ai eu un destin particulier. Man Sénégal rek laay dund et yàlla dimbali ma de par sama carrière ma wër Sénégalu gox yi ak xeet yi ak climat yeeg yëpp. ma siy gërëm suñu borom bu baax a baax parce que loolu lu ma mënoon di jàng aussi mënuma ko woon jàng ba xam li ma xam ni tey yàlla moo ma dimbali ba Sénégal ma xam ko xamul xurux yëpp. ba pare mu intéressé ma parce que homme de culture la te lépp loo xam ne dama koy xool rek damay xool lan moom mooy base culturelle bi tax ngay mën a am explication yi nit ñi di comporté woo ak yooyu. waaw comportement mooy premier levier de développement lu ñuy wax yow say bind say téere ñu koy lire di bëri page Facebook bi livre yi génne yi da ngay souvent di fësal comportement yi xamante ko gis léegi ci réew mi li waral loolu. waaw mais loolu foog naa ni ñëpp kenn ku nekk fa nga toog loolu war na doon loo xam ni lu lay woo la parce que tey dafa am xam nga lu nekk dafa am histoire. boo gisee tey sénégalais yi. am nu ñu mel ak yenn doxalin yi di am c'est parce que. dafa am benn génération boo xam ni moom mooy man sama génération. du ma tudd kenn. sama génération laay wax boo xam ni. ñun maanaam yar bi ñu yaroon ñun yaruñ ko suñuy doom. peut-être day am na boo waxee loolu dafa am nit ñuy xalaat ne non époque yi bokkuñu. mais loolu en réalité yar dafa am ay valeurs yoo xam ni lépp loo gis dafa am foo xam ni fa lay wéeru. mais lan moo tax yar bi ñu yar ba ñu suñu waajur yar ñun yaruñu suñu doom yi lu tax loolu. waaw dafa am nag ay lu bari loo xam ni dafa am te nit ñi duñ ko maanaam bàyyiwuñ ci xel. loolu lan la. maanaam gis nga maa ngi koy wax yaa ngi wax suma dernier livre c'était le héros sans médaille le héros sans médaille suma premier livre la. suma dernier livre. c'est Temps de Boy. Temps de Boy d'accord voilà. donc maa ngi ko siy wax. dafa am ay yoo xam ni dafay comme du temps de Abdou Diouf dafa ñëw def la journée continue moom ci xalaatam ci temps yooyu moom mooy affaire pétrole bi dafa cheroon nag xawma la nag lan et que bon pour wàññi dem beeg dikk bi parce que bu njëkk nit ñi dañ doon liggéey 8 heures wàcc midi ñibbi si 3 heures ñu delluwaat mu ne bon va-et-vient boobu day consommer carburant boo xam ni mën nañ ko yàq économiser. mais moom bi muy jël décision boobu décision économique la jël boo xam ni dafa impacté dal ci valeur sociale yi nga xam ni moom moo amoon. nga xam ni boolu midi maanaam nit ñi doon partager ñëw wàcc si ñëw diggante midi googu 13 heures boobu ba 15 heures paa bi di liggéey famille yëpp tase xale yi wàcc jóge école et de suite mère yi teg añ beeg yooyu gis nga boolu añ 7 valeurs lay partager yoo xam ni day sax ci nit ki. yow yàlla. valeur de partage parce que par force boo nekk gën a siis ci àdduna bi bon suñu temps en tout cas mënoo ko exprimer mënoo fexe ba doo bokk añ bi da ngay ñëw bokk par force parce que benn bool la ñu teg fii bool baa ngi nii boolu góor ñi wala boolu jigéen ñi amoon na peut-être ay kër yoo xam ne jigéen ñi góor ñi ñoo doon bokk mais man fi ma yaroo boolu góor ñi ñu ngi nii boolu jigéen ñi mu ngi nii. bon déjà da ngay partager par force bon donc loolu da lay jàngal partage. ba pare daf lay jàngal aussi
deuxièmement nga mën a xam fan nga mën a yem ci sa bëgg-bëgg parce que bu ñu tegee bool bi man damay joxe benn exemple boo xam ni bu ñu nekkaan kër ga commencé añ bu ñuy añ bu paa bi laalul jën bi kenn du ko laal te aussi bu koy laalee moom c'est pour di ko partager kenn ku nekk mu tegal la donc loolu day tax say bëgg-bëgg dès le bas âge nga nekk xale nga mën koo yemale bari na même Hampâté bu ngi koy wax ci am kuleel di ci wax valeurs yi nga xam ne dafa kii donc valeur de partage boobu valeur de retenue boobu noonu ak aussi nga mën a nga am maanaam communauté nga xam ni da ngay xam ni yow ci communauté nga bokk parce que lekk dafa garaaw. lekk moom mooy premier instinct nit ki c'est nit bàyyi ma la rek. mais lekk moom moo koy conditionné boo xoolee rabu àll yi boo xoolee bàyyi may rabu àll yi lekk moo leen di tax a jóg te lu nekk mën nañ ko cee def nit aussi noonu la mel donc lekk moom mooy creuset bi nga xam ni fa la ñuy defar valeur yëpp donc bi Abdou Diouf ñëwee def la journée continue dafa éclater. famille yi donc fi nga xam ni fa lañ doon jàngalee valeurs yooyu di ko partager amatul alors qu'est-ce que ça a donné benn génération boo xam ni ñun ñoo leen jur man duma nekk ci kër parce que wàccatuma jigéen ñi commencé nañoo liggéey ñoom tamit ña nga ca bureau ba xale yi bu ñu jàngee bu ñu dellusee dañuy fekk benn bool boo xam ni mu ngi tegu kenn ku nekk tibb lu la neex xam nga kooku dafay indi benn comportement boo xam ne bu individualiste boo xam ne da koy topp parce que bëgg-bëggam du ko ci kii lu ko neex lay def donc boo ko seetee nag point par point moom moo indi jikko bi fi nekk tey Sénégal gii nga xam ne y a une génération boo xam ni ñoom xamuñu lu dul lu leen neex lu leen neex rek la ñu xam parce que jàngaluñu leen ko parce que nit ki dañ koy suuxat amul lenn loo xam ne ci àdduna bi nit ki duñ ko jàngal citoyenneté comme ni ñuy jàngee ci école yi la géographie les arithmétique ak leneen noonu lañ ko war a jàngale ci école yi samp ko ci xale yi ñu màggee ko xam ni yii comportement la ñuy am et puis nga lier ce comportement là c'est-à-dire que li muy gis ci seen kër moom la war a gis ci école bi donc bu génnee seen kër bu génnee école bi xam ni lii lay fekk seen kër lii la war a appliquer c'est assez important que jikko yi ñu xool lan moom moo ko yàq à la base ñun nag loolu ci la ñuy wax tout le temps parce que ci loo xam ni la daf ñu intéressé et que bu ñu bëggee tey ñu mën a am ci luñ ciy changer puisque la lay rëcc nañu léegi l'État dafay am un rôle maanaam un rôle de defaraat communauté yi. est-ce que ñu jiite réew yi. li ngay wax ne ñoom bàyyi nañ ci xel est-ce que valeurs yooyu ñoom dañ koy suuxat. ou bien ñoom est-ce que xam nañu sax à la limite nu ñuy diriger ñan lañu ban société ñuy diriger. waaw mais kooku il faut nga am ambition defar société il faut nga am ambition ne génération bi lii laay def ci ñoom pour ëllëg ñu mën a affronter adduna bi affronter. Toutes sortes de formes d'agression yi nga xam ne dafay am. Il faut que dirigeant bi comme bu ñëwee di wax ne mooy président la bëgg a nekk mais du ay pont wa ki ay kii yooyu ngay defar. dafa tabax nit. da ngay defar nit ki nga xam. nit bu nite moom ngay defar. boo xam ni citoyen boo xam ni du ne ay droit rek lay revendiquer comme di am tey jii mais ay devoir am xamu ci dara da nga koy tegal ay devoir am. mu jaar ay def ay devoir am ba pare door a accéder ci ay droit am mais mënoo ko tegal mu am ay droit rek ba pare ay devoir am moom bu ko neexee def bu ko neexee du ko def société bu normal buy fonctionner il faut que devoir yi jiitu wareef yi jiitu droit yi malheureusement ñi nga xam ni ñoom depuis ñoom ñooy diriger vous savez Senghor a tenté de faire un Sénégalais nous bokk nañ ci sénégalais yi nga xam ni Senghor daf ko doon essayer defar te ñu ngi fi ba léegi quand même ñu ngi fi ba léegi te gis nañ ne am na ay valeurs yoo xam ni sampoon na ko fi am na ay valeurs de discipline. am na yu bëree bëri yoo xam ni Senghor defoon na ko ci citoyen sénégalais bi pour bu ñëwee mën koo doxale mais bi ñu paasee loolu daf fi bëri ay yu jaxasoo ñoo xam ni lijjanteetuñu par exemple defar pour ëllëg. mais dañuy defar pour soit ñu jël nguur gi wala ñu toog ci nguur gi yooyu yëpp bi mu fi amee nag ba léegi. dañuy fàtte loolu mais da leen di dabaat. parce que tax mu lay dabaat.
fii Sénégal tey bu ñu la joxoon budget États-Unis jox la budget àdduna bi yëpp nga indi ko Sénégal di fi defar loo fi mën a defar ci àdduna bi te defaroo Sénégalais yi nga xam ne ñoo koy war a mën a jëfandikoo ak xam nan lañ koy jëfandikoo maanaam wéeru nga ci rideau. gars yi nag loolu moom moo leen dal. waaw parce que bu ñu gisee yenn comportement yi ci mbedd mi da ngay yéemu ci yàlla. voilà ñu defar pont passerelle. Ouais. chauffeur ñëw jaar ci passerelle. te wóor na la fi oto waru fi jaar. na ngi di jaaxle naka la nit bu mën a réfléchir wala jëlee oto jaar ko ci passerelle. mbaa nga dem ci benn boo xoolee par exemple bu ñu tabaxee pont bi nekk ci. Sonatel bi fii. ok Orange bi. car rapide commencé na léegi daf fa garage. Ouais. dafa jël ay nit policiers yi romb kenn dox dara créé nañ garage foofu laa la wax noonu c'est-à-dire ils sont dañuy yow rek créé garage foofu. voilà xam nga yii indi ces comportements yooyu moom ci loolu la ñu nekk ba léegi c'est-à-dire que il faudrait que ñi nga xam ñoom ñooy diriger ñu xool lan la ñuy dox ndax ñoom bi ñuy ñëw dañu am ambition pour seen dëkk. changer pour ëllëg. parce que affaire bi du tey. waaw da ngay tabax. tey jii combat yu bari dama koy gis fii nit ñi di ci nekk di wax woy homosexualité bi ay xaw ma lan. nañ ko criminaliser nañ ko xaw ma lan ak lan. mais dañuy fàtte ñoom seen propre rôle. c'est-à-dire que le propre rôle moom mooy que munoo ñëw ay nit jël benn affaire ñoom di ko tabax pendant ay 30 ans 40 ans tubaab bi ñoom li ñuy def dañ koy tabax. def ko dans le temps pour une génération. yow nga ñëw. bëgg leen tontu boo xam ni yow da ngay sànni benn xeer rek dem sànni benn xeer du ko toj il faudrait que ñuy tabax nit ñi à la base ci xale. gis nga tey tubaab bi mu bëggee dugal affaire góor jigéen LGBTP ak xaw ma nu ñu leen tuddee noonu. bëgg ko indi ci àdduna bi. depuis 30 ans. la ko tabax la ko commencé. ci dessin animé yi. ci yenn yi. ci télé yi télévision bi. ba pare nag pas à pas. est-ce que xam nga ne am na ay gouvernement yoo xam ni dugal nañ fi projet yooyu te xamuñu sax lan la. parce que bi ñu ñëwee boo xoolee en Europe dañu ñëw 81 ñu ne en France Pax moom mooy que bon góor ak góor jigéen ak jigéen ak sax góor ak jigéen. mën nañu d'accord dund. ci sans mariage. sans mariage. donc foofu la départu maanaam toj la famille traditionnelle. commencé. ñu teg premier kii boobu gars yi commencé dugg foofu di paxé wu ñu ñëw di dem ba ci yàgg ñu indi parité toog ba ci yàgg ñu indi genre. gis nga en 2008 damay wax ak suma benn xarit boo xam ni mu ngi woon ci gouvernement bi ma koy gis ci télé yi muy genre di lii ak yooyu ma ne ko gis nga yow li ngay wax nii da nga koy kii nii rek mais alal ji mu indi rek war nga xam ne li y a un problème gis nga derrière affaire waxu genre bii. bu ñu demee ba ci kanam di nga ci gis loo xam ni di nga bëgg a wëraat Sénégal yi pour effacer télé yi te dootoo ko mën parce que tubaab bi noonu lay tabaxee. donc kooku buy ñëw di teg benn affaire yow réponse bi nga war a am du ne non ku def lii nañ ko yóbbu police wala nañ ko yóbbu fële yóbbu police wala yóbbu ci juge bi du ko régler. il faut nga defar yow sa jeunesse. pour que moom mu am tontu yi nga xam ni moom lay tontu te yow doo ko sax fekkee. parce que constat bu ñu def. mooy ñu nekk ci nguur gi léegi ak ñu bëgg jël nguur gi bu ñu xool càmbare seen programme amul lu bëri yuy renvoyer ay valeurs culturelles ak valeur éducation duñ ci gis rek ay quelques mots lañ ci bind mais li leen soxal mooy ñu nekk ci nguur gi continuer toog ci nguur gi ñu nekk ci opposition bi nañ jóge fi ñu toog. c'est-à-dire waxuñu ñun ban projet de société la ñu am ban vision la ñu am ak fan ñu yóbbu Sénégal parce que comme ni nga ko waxee même boo amee koom-koom ay milliards bu fekkee jikko yi baaxul nit ki boo ko tabaxee pont or sax mu toj ko parce que amul njëriñam. non xam nga tey mooy problème bi am c'est-à-dire que quand man nag damay kii toujours ci histoire. pour mën a expliquer. absolument man damay jàpp toujours ci histoire parce que nit ki après loo gis ci àdduna dafa am histoire am. xam nga Senghor bi mu ñëwee di essayer tabax benn sénégalais bi mu demee Abdou Diouf dafa ñëw Abdou Diouf moom bi mu ñëwee tout son problème c'était de gérer son pouvoir. gérer pouvoir bi ñu ko jox xam nga Abdou Diouf article 35 la ñëwee. après dem élection. problème yi am fii nii. Abdoulaye Wade fii ainsi de suite. bon léegi moom son problème c'était de conserver son pouvoir. et Abdou Diouf son monde s'arrêtait
ci fay salaire yi. moom fonctionnaire la woon bu mujjee nekk président de la République donc moom na fay salaire yi. luñ ko mën a teg Sénégal parce que sous Abdou Diouf ci lañ fi dindee chemin de fer ci lañ fi dindee contrôle économique ci lañ fi yu bari yoo xam ne ay acquis la woon. mooy il faut un plan d'ajustement structurel boobu. mais moom na fay salaire yi moom na mën a fay ay salaire am rek jeex na moo doon ambition. mu def 20 ans. mu transformé Sénégalais yi ay góorgóorlu. d'ailleurs terme boobu loolu moo ko may doole ba temps yooyu noonu bi Titi Fons nekkee politicien après Kafar. di def personnage boobu góorgóorlu mu am succès. maanaam dafa xëy benn suba rek def Sénégalais yëpp ay góorgóorlu. alors que fi ay góor a fi nekkoon. xam nga mais orientation yi nga xam ne dañ ko waroon a teg nga xam ne dañuy jël liggéey codifier ko. yóbbu nit ñi ci liggéey nga xam ne da ngay commencé fi dem ba fële moom mu jël yooyu yëpp teg fee. di taaba. moom nañ fi fay ay salaire am. Abdou Diouf jóge fi xam lu def succès Wade. parce que Wade bi mu ñëwee. puisque fekkul kii def fi dara. donc moom bu defaree benn kilomètre tali sax. ñu ne waaw ndax waa góor. voilà mais nag au même moment Wade nga xam ni chance bi mu amoon ci peu de présidents peu de dirigeants dans le monde. am nañu ko. amuñu ko parce que Wade bi mu ñëw xale yi wóolu nañ ko. jigéen ñi wóolu nañ ko. mag ñi wóolu nañ ko. ba pare mag la woon li mu xam bari na donc Wade rek moo mënoon na par exemple moment boobu mu liggéeyaat Sénégalais yi parce que ñëpp nangu woon nañ mu liggéey leen parce que jeunesse bi bu nangoo. nekk kii bi day dem. gis nga ni ñu ko yóbbuwoon stade ba. bu toogoon soxla jeunesse bi ne leen écouter man kat kaay la ñu tase stade ba. ñu tase stade bi mu leen mbarit laay bañ a gisati ci mbedd mi. dootul amati. gëmoon nañ ko gëm boo xam ne lu mu waxoon ñu def ko parce que ñoom da xale yi dañ ko jàppe woon comme seen maam. jàppe ko woon comme seen xalifa. seen xalifa de. seen xalifa. ba pare nag puisque Wade dafa am benn côté. charisme guerrier. waaw boo xam ni. dafa pas bu jeune. mooy dañu gis seen bopp. dañu gis seen bopp ci ci fépp bi ci exactement. donc mënoon na leen def loolu nekk. gis nga bi mu waxee canal du Cayor dama ko bind. oui ma ne ko ça fait 145 kilomètres muy doon 145 000 mètres. boo wooyee 150 000 jeunes ñu gas ko. mais mu ñëw il a raté ce truc là nekk moom tamit di politique politicienne mais politique politicienne boobu dafa am lu ko indi gis nga président wu Sénégal. amul kenn koo xam ni ci àdduna bi di nga ko nekk ba pare ànd ak sa sago ndax pouvoir yi mu àndal dafa bari. waaw te doomu aadama kese nga. da ngay nelaw da ngay lekk da ngay naan da ngay am sa ay problème mu sentiment. doomu aadama kese nga. mais benn doomu aadama nga am pouvoiru presque pouvoiru yàlla. lu la neex def waaw lu la neex def yaa ngi yor sa bic fii ci gauche bi. ku la neex nga changer destin. parce que lan constitution may na la nga ne bon attends Alassane Samba Diop xaaral. def ko lu la neex na ko génne réew mi. waaw non loolu moom. bu la neexee def ko. bu la neexee nga def ko bu la neexee Alassane nga mbugal ko bañ. Alassane ni man fi ban safara laa nekk. bu la neexee aussi nga jëlee Alassane fa mu nekkoon. nga xam ni du woon dara. tekkiwul dara nga yóbbu ko foo xam ni. bari na ci réew mi de. exactement. pouvoir boobu nga am ko. beneen pouvoir bi nga yor alal joo xam ni nu mu la neexee nga kooku ban nit bu normal. kenn du la contrôler. waaw kenn du la contrôler ban nit bu normal moo mën a yore tous ces pouvoirs là. nekk normal mënul nekk. c'est impossible. donc loolu moom moo am bi Wade ñëwee. arrive Macky Sall. mu élève Abdoulaye Wade. voilà mais nag xam nga Macky Sall man suma gars yi dès le début li ma xamal leen non kii mënul échouer parce que nit ki da ngay am benn destin boo xam ni yow boo toogee. sa bopp kese. xalaat ko. fi nga jógee. ak fi nga ne tey. nga xam ni dara wanu la ko woon maanaam amul dara ci sa juddu ci sa doxalin ci sa dara lu la wan ni yow mii ëllëg di nga doon lii. xam mission nga yore. nga xam ni nag mission laa yore exactement nga ne kon kat man négal ma xool man lan laa war a def malheureusement Macky arrive nekk ci yeneen manœuvre au lieu mu ñëw ne je vais refaire le Sénégal
wala en tout cas xam nga je vais réduire à néant l'indiscipline wala dara mu ñëw je vais mettre comme l'opposition xaw ma à lan réduire à sa réduire l'opposition à sa plus simple au néant à sa plus simple expression. donc moom loolu moo doon ambition au lieu moom ambition pour li nga xam ni tous les outils yi mu yor mu ne nëgal ma dugal ko dans le développement donc du Sénégalais je vais me battre pour que indiscipline ma fekk parce que yëpp moom xam na ko fi mu aw yàlla daf ko jox outils yëpp amul benn c'est-à-dire que tey gis na lépp daal parce que bu nekk na fa ba pare war a gis lépp ba pare subir ay injustice def lépp maanaam dafa pare woon amul profil bu gën Macky Sall pour président de la République du Sénégal bi bu fekkee ni woon moom bi mu ñëwee au lieu mu naan je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression mu ne je vais réduire la pauvreté à sa plus simple mais est-ce que pouvoir yi nga wax sànq yi li constitution da jox président bi mooy tax gars yi di xaababal voilà moom laa lay wax nii c'est-à-dire que mais nag daal déjà il faut que mu am ambition personnelle bi il faut nit ki ñëw ne man lan moo ma fi indi mu essayer xool lan moo ko fi indi moom mooy moo tax ma lay jox exemple bi bu fekkoon ni dafa ñëw premier xalaatam ne damay réduire la pauvreté à sa plus simple expression en ce moment ci loolu lay jublu. mais est-ce que réew mi mu nga fa ñëw liggéey fi lobby yi nekk ci ginnaaw nekk ci xam fu may waxee. waaw xam nga lobby yi lu ko créé. waaw la conservation du pouvoir xam nga fii ñaari affaire moo fi am. ou da nga bëgg a jël nguur gi lu nekk di nga ko wax te loolu moo gën a sax yomb gaañ bi xamul dara deful dara yow sax yow mi koy wax prouver woon sax mën nga dara. di wax mais puisque wax dafa fort Sénégal nit ki da ngay wax ba lu ne ñu jox la ko fi waxkat yi d'ailleurs ñoo nekk au devant de la scène. partout oui. voilà rajo yeeg yëpp. exactement exactement ñuy liggéey kenn xamu leen sax kenn déggu leen presque. voilà donc. mooy les héros sans médaille. bon voilà donc qu'est-ce qui se passe ñi nga xam ne dañ soxla nguur gi. ñoom seen problème moom mooy ki na fi jóge lu mu fi luñ ko mën a waxal baax na luñ ko mën a def d'ailleurs c'est un truc très grave boo xam ne man bind naa ci plusieurs fois boo xam ne damay wax ne il nous faudrait une opposition bu vertueuse boo xam ni day xam responsabilité am parce que tey boo dégle loo mënul waaw boo toogee noo xamal sax ci côté boobu mais que par exemple président de la République nekk fi di liggéey yow nga ne lu mu liggéey rek nañ ko màbb mais yow sa bopp nga koy def. yow kooku yow xalaatoo Sénégal. sa impôt la de. loolu yow xalaatoo Sénégal sa bopp nga xalaat alors qu'une opposition responsable lan lay def da ngay peu de gens je le dis souvent les gens xam nga Sénégal. boo fay wax li nga xam ni moom moo fi am nit ñi ne fa nga far fii wala. bien sûr waaw noonu lañ mel la. mais man kenn mënu maa tënk ci far. parce que man faraluma sax sama bopp. mu leer donc gis nga tey jii quand Macky Sall ni ñëw ne. Autosuffisance sur le riz une bonne opposition lan lay def c'est de l'obliger à ce que li mu wax mu def ko en s'investissant tiñal ko exactement ba pare bu ñëwee ne dafay bëgg a yam fi ñu ne ko non yow li ngay wax da xamoo ci dara bi nga ne ceeb bi dañ koy kii fii ceeb passé na fii léegi am na beneen ceeb boo xam ne nii lañ koy defee ci nii ak na kooku xam ni kon ñii liñ may wax ak liñ may critiquer xam-xam lañ may critiquer Macky Sall est le seul président de la République boo xam ne bu muy ñëw dafa yore plan Sénégal émergent boo demee dans l'opposition peu de gens ñoo ci lire plan émergent te loolu lay dérouler une bonne opposition lan la waroon def ñëw fekk le plan émergent Macky Sall def fa terre ñu ne ko sëñ bi sa terre bi moom du fi amee dem indil ko beneen projet contre terre boo xam ni dafa gën bi Macky Sall ba nit ñi gën ci gis population bi jugé waaye fekk ngay toog non terre bi baaxul lekk nañ suñu xaalis lekk nañ xaalis ba yàq nañ xaalis ba nga constaté ko comme tous les Sénégalais kon yow noo bëgg a diriger Sénégalais yi suba loolu moom mooy une opposition un pouvoir boo xam ni de par président moom parce que constitution jox na ko mu nommé ko neex donc dëkk bi amatul compétition. donc yow miy yóbbu sa doom muy jàngi sax. war nga taxaw ne sama doom bu jàngee ba pare pourquoi ñu fiy teg président boo xam ni moom mën na ko ku ko neex lay nommé donc sama doom du bokk ci compétition loolu yoon dafa am compétition dafa war a am compétition. appel à candidature Sénégal bu mën jël ko. loolu moom mooy yoon donc Sénégal tey yi ñu fiy xeex yëpp nañu changer nañu wax lii jële fi Macky Sall indi fii wala jël fi du régler seen problème xam problème Sénégal lu koy régler Alsane changer la constitution réformer l'Assemblée nationale
pouvoir président de la république. ñu réformer ko ba nga xam ni dootul nekk koo xam ni day nekk nit ku normal am une fonction bu normal dootul nekk koo xam ni dina mën a créer ay déséquilibre yoo xam ni dalay fekk fi nga toog yow. parce que yow mii père de famille jël sa ay doom di yóbbu école yi gën a cher jaru ko sax di yóbbu rek sa doom école di dem di ñëw di ci ak yépp yow bu fekkee ni sa doom jooju bu màggee bu doonul politicien du doon dara mais da nga war a taxaw ne lii du ma ko nangu. dëgg la li war a wax jeex na xaabaabal lañ sama heure bi ci parce que sujet bi ngay sujet c'est des sujets extrêmement importants xam naa il faut ñu amaat beneen jot gën ci waxaat parce que réew mi dafa soxla ñu wax leen dëgg te dëgg moo yore réew maa ngi la gërëm di la sant dañu ñaanal bëccëg jàmm ak salaam. dafa ñaanal Serigne Saliou Deme bi nekk ci technique bi ñu yendoog jàmm.